mbayaanu doy ku nekk sañ na ko bakare dara man yaanu doy doo seen morom bayaanu doy Seydi Abubakar bakarek dara man yaanu doy doo seen morom xalifa digi dus yaa ngi baaw doo seen morom wane ngay melom jëfe ngay solom doo seen morom wane nga ay melom jëfe nga ay solom doo seen morom wane nga ay melom jëfe nga ay solom doo seen morom bay l'islam bi yaay ki ko yor tariqa bi yaa ko yor duniya yëngom jëfewoo melom doo seen morom bayaanu doy Seydi Abubakar bakarek dara man yaanu doy doo seen morom mbay l'islam bi yaay ki ko yor auzubillahi samil alim mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp waaye kàddu yi ñu jóge si sunu ndigalu sëriñ Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour Sy ibnu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Jamil ibnu Cheikh Seydi Aboubacar Sy radiyallahu taala anhu ibnu Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy ñu ngi fi teew tey si continuité liggéey bi nga xamante ni ñu ngi ko doxal le 4 juillet fii ci la muy fédération des daara tidianes de Dakar et banlieue ànd ko ak riverains yi ci association bi ñuy wax Aracas lépp tàmbale si ndigalu sëriñ Pape Malick Sy nga xamante ni yéenem la woon gannaaw ba mu ci diisoog xalifa bi mu wax ne sëriñ Babacar Sy moo ko feeñu wax ko ñu jàppoon date dimanche 4 juillet def investissement pour nettoiement ak reboisement et embellissement ale xalifa Babacar Sy bi nga xamante ni le 30 octobre 1997 lañ ko njëkk a inauguré buñ ci jugee daf nañu daje le 7 juillet mercredi stop ak l'hôtel de ville la mairie de Derklé Castor ak Aracas ak fédération pour xool surtout aménagement wu allées yi nga xamante ni moom lañ duppee Seydi Aboubacar Sy tey nañu teewoon suñu kanamu sëriñ doon defal installation officielle bu photo Mame Babacar Sy fii si allées yi nga xamante ni jekk ni si xar kanam mu nekk fi ndax ku ko xamul boo rombee gis photo bi sa xel am suñu mu jëm loolu nag moo tax ñu daje fi ay kàddu yi du ci gudd ndax xalifaam tey mu ngi fii moom Serigne Babacar Sy di Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ibn Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Jamil moom la ñuy delloo lépp waaye di wax ne fédération bi ànd ak Aracas gërëm nañu képp koo xamante ni taxawoon nga jàpp ci liggéey ba tey ñu am résultat bi ñu am war a continuer nag ak ville de Dakar ak Aracas ak mairie Dakar jëppal Castor pour continuer liggéey bi nga xamante ni yaakaar nañ ni ak engagement yi mairie jël dañ egg 1er décembre incha allah pour tàmbali ko loolu moo doon kàddu yi jox kàddu yi suñu sëriñ Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour kàddu moo gën a matale ko wax njaboot yëpp incha allah ak réew mi. alhamdulillahi alladi bi ni'matihi wa jalalihi tatimu salihat wa salatu wa salaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain dama pëndal sama ay tànk pëndal sama ay dàll gannaaw bi nga xamee ni nuyu naa képp ku nga xam ni kii yaa ngi nuy seetaan wala lii nga xam ni moo xew naqa dina la ma pëndal sama tànk pour bokk ak ñoom naqaroon parce que sëñ Babacar Sy la nga wax radiyallahu taala anhu tey su du woon pandémie bi mbas mi allée bi yëpp mën na ko fees te amul sikk si loolu waaye jamono ni mu doxee moo tax ñu wax ni lu mu tuuti tuuti waa fédération bi ñu ngi fii waa union Grand Dakar ñu ngi fii bokk ci union des daïra tidianes du Sénégal ñu ngi fii ma bëggoon wax rek ni lii nga xam ni moo xew doon na taal réew dem fi ñëw non pas seulement parce que c'est tout sëñ Babacar la waaye man maay le co-président du Conseil mondial des religions pour la paix benn ONG internationale qui a son siège à New York li leen tax a jóg mooy depuis la bombe d'Hiroshima ça a été créé en 1967 à Tokyo foofu GIE am actuellement
pour que loolu amoon ñàkk jàmm jooju ba ñu jël bombe atomique sànni ko loolu dootu fi amati ñu bëgg nag jaarale si diine. Je suis co-président depuis 14 ans co-président pas vice-président depuis 14 ans fépp fu conflit am si àdduna bi te diine laytaay ko ñun dañ fay dem di négocier ñoo dem Soudan du Sud bi muy tàkk di négocier ba mu jeex ñoo dem Afrique du Sud ñoo dem Zimbabwe ñoo dem RCA ñoo dem RDC loolu mooy sama pain quotidien fépp fu nga xam ni fii suñ ko bàyyee mu law rek kenn dootu ko mën a di contrôler man damay ñëw taxaw ak américains yi ak ñeneen ñi nga xam daan tax dañuy dem si biir Maki le Maki Soudan du Sud benn politicien ñemewu fa dem ay religieux rek ñooy dem wax ak ñoom ban teg seen kon loolu su ma ko dee def si bitim réew waxtuma sama dëkk bii nga xam ni moom la teg fi laa juddoo fi rek laa am aw ma leneen lépp lu ma nemmeeku sur la base de mon expérience internationale suñ ko bàyyee mu law mën na taal dëkk bi li nga xam ni mooy sama warugar doon sa sax doonu ma woon surtout Sëñ Babacar Sy li nga xam ne mooy sama devoir mooy ma taxaw te lii danger na danger boo nga xam ne bii ñëpp si wax tuuti yaa ñi rek du murid yi rek du jullit yi rek képp ku nga xam ne kii am nga un brin d'humanité et d'humanitude si sa xol lu mel nii soo ko seetloo xam nga ni mën na taal réew su doon en France Macron si boppam à chaque fois que ñu profaner les symboles du judaïsme les symboles de l'islam ñoom si seen bopp parce que xam nañ lii suñ ko bàyyee mu laal France yëpp ay tàkk ñoom seen bopp ñooy taxaw dénoncer que ba pare engager les enquêtes ba ñu xool effectivement ñan ñoo nekk derrière ça surtout que sëñ Babacar nitu jàmm la sëñ Babacar moo imposé Senghor fii si Sénégal te bokk na moom diine tudd woon sëñ Babacar sëñ Fallou Senghor ne serait jamais président sëñ Abdou moom moo wax ni si attitude sëñ Babacar si Senghor la gëm ni yàlla ku mu jox nguur gi rek yaa ko yàlla ndax lu nekk def nañ ko pour Senghor bañ fal bien que catholique la waaye sëñ Babacar di nitu jaamu bi ñu ko laajee ni ko mais pourquoi diggante jullit ak kéefeer nga faral Senghor bi kéefeer te Lamine Gueye bi nga xam ne bii faraloog moom yaa moom a dëkk Ndar yaa ko jàngal risaala mu ni kenn falloowu ma imaamu jàkka dan ma falloo un député à l'Assemblée nationale de la France moo xam ne bi 99% yëpp wala 99,99% yëpp ay catholique la kon kooku nitu jàmm la tey su fekkee ni Sénégal am na jàmm ji mu am ba Macky Sall mën diriger ce pays Abdoulaye Wade diriger que Abdou Diouf diriger que Senghor diriger que yàlla ak attitude sëñ Babacar ak sëñ Fallou Mbacké kon du affaire yu tariqa du affaire yu diine affaire yu humanité la symbole bi sëñ Babacar nag représenté mën naa wax ni c'est l'un des hommes les plus populaires du Sénégal foo dem si àdduna ñu ngi célébrer sa grandeur foo dem si àdduna ñu ngi célébrer mbaaxam foo dem si àdduna damay faral di wax ni moom mii waroon nañ ko jox prix Nobel de littérature à titre posthume parce que soo sëggee si li mu bind te li mu bind yëpp jàmm la kon nag ñi ngi metti lu lii képp ku baax si dëkk bi lii na xam waaye yàlla dafa teel di addu si yu mel nii si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ne dégg na lu ne gis na ñaaw teef du ne teg nañ ko si deram waaye yàlla dafa ne wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wa zarni wal mukazzibina uli ni'ma wa mahilhum qalila inna ladayna ankalan wa jahiman wa ta'aman za ghussa wa azaban alima yàlla nit ñoo yonent bi muñal liñ lay wax te nga sore leen waxuñu la yow yonent bi man la ñuy wax man mi ñuy wax man mi tax ñu jóg nag am naa lu mu ko fajo si aaya bu leer a leer kon nag daanu xam ni sëñ Babacar liñ ko woy si àdduna dañ daan wax ni woy yu nu woy sëñ Babacar rek mën nga koy jàngal si lycée école primaire loolu rek
moral la boo nga xam ne bii mën nañ si former des générations et des générations waaw waaye nag ñun doon nekk ay doomu gaynde te duñ wàcc suñu waasu wooy nan ka wooyaat ko duñ wàcc suñu waasu mukk looloo tax ñu ñëw taxaw fii si wasu ak ñi nga xam ne lu bon rek moo leen itteel suñu defee kii ëllëg mën nañu ñëw toyaat provocation la te ñi am provocation boobu les forces ténébreuses les forces obscures nga xam ne diine taxaw rek moo leen bañ taxaw moo leen itteel ñoom lu leen neex la ñu def man nag ma bëgg lancer la police ils ont les moyens de savoir qui est là lancer au ministère de l'Intérieur na engagé enquête lancer au président de la République na dénoncer parce que mën na taal dëkk loolu rek laa bëggoon wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. jërëjëf si jërëjëf si jërëjëf si barakallah